mbokk yi xarit yi ñuy seetaan ñu jégalu ci retard bi nga xamante ne daal dinañ koy am seen show nag di tàmbali ñu di leen nuyu di leen wax ne mbégte la ñuy am bu waxtu wi jotee rek ñu ñëw sur la Sen TV di leen wéttali wéttal googu nag bokk na ci di yaatal li nga xamante ne moom mooy actualité bi ajaratu Ndeye Assou Gueye lañ ci àndal ak El Hadj Ndiaye Dos ajaratu ginnaaw bi ma la nuyoo rek dama lay bàyyi nga nuyoo ak téléspectateurs yi ñuy seetaan nga waxaat leen rek fàttali leen lan mooy actualité bi ak tey kan nga ci dalal. actualité bon ñu fas yéene wax li nga xam ne moo di ay di njàmbat ci réew bu Sénégal emprisonnement bi nga xam ne def nañ ko maire bu Ndakaaru booba tey nag yëngu-yëngu yi bari ci danañ ci laaj xalaat nga xam ne moo di suñu gan Serigne Mbacké Ndiaye gannaaw it loolu ñu war a wax ci wote yi nga xam ne moom la ñuy dëkkmalse wote yi ñu war a tànn ndaw réew yi ak mboolem yëngu-yëngu yi nga xam ne moo am ci réew mi Serigne Mbacké Ndiaye bi jiite parti politique bi nga xam ne moom la ñu duppee Convergence libérale et patriotique ancien porte-parole du président de la République Maître Abdoulaye Wade nekk koo xam ne it ñëpp ràññee nañ ko ci réew bu Sénégal rubrique actualité ma ci ànd ak El Hadj Mamadou Ndiaye Dos comme tous les soirs avec beaucoup de plaisir. ajaratu ñu lay jaajëfal Serigne Mbacké Ndiaye dañ lay dalal jàmm ci plateau Sen Show bu loolu weesoo ba tey dañuy continuer actualité bi ndax nag dinañ dem ci site internet yi xool lan mooy les actualités phares Binta Mané moo ñu koy indil Binta nuyu naa la. ma lay fay seulement di nuyu képp koo xam ne teew na ci plateau bi téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñu taamu di ñu suivre li gën a fës ci actualité web bokk ci longue détention préventive ñu ngi ko doon waxtaanee tey nag bu imam Alioune Ndao moom la ñuy waxtaanee ndax moom depuis 1 an ngi nii ñu jàpp ko mënut a fexe ba xam fan la yoon di féete ci moom donc ba tax na nag ay jege ñaaneem di ko ñaawlu dinañ ci ñëw ci kanam ci yaatu leer ci actualité web. foofu la ñuy tëjee lépp loo xamante ne rek actualité la daal di ñëw nag waxtaan ak yéen ci lu jëm ci suñu wàllu wér gu yaram tey li ñuy waxtaanee moom mooy les bienfaits de la cannelle kan moo koy yaatal Bintu Kan ci kanam tuuti lay doon ci plateau Sen Show bu loolu weesoo nag ba tey dañuy continuer damay ñëw nag ci biir kër yi bu may wàcc Pape Gane laay àndal Pape Gane dama salma tey bu ma duggee ci dëkkuwaay damay dem fi nga xamante ne moom mooy Maroc salon yi nga xamante ne nag style marocain lañ koy wax ci kanam tuuti dinaa wax borom kër yi ban importance ban njariñ la am bu ñu génnee foofu dañuy desaat ba tey ci biir kër yi waaye bi la yoon nag dañuy dugg ci li nga xamante ne moom mooy le taasu dans le couple kan mooy taasu kan moo war a taasu nan lañu war a taasoo fan lañu war a taasoo yan moment lañu war a taasu suñu invité mu ngi reetaan waaye ci kanam tuuti rek di ngeen xam ne xorom la ci biir couple yi ki ñu ci àndal moom mooy suñu coach Kira heure bu baax bi nag jot na sur la Sen TV li ci xew nag ak wala li ñu koy tijjee moom mooy bàyyi ajaratu Ndeye Assou Gueye rek mu ànd ak El Hadj Ndiaye Dos daal di yaatal li nga xamante ne moom mooy actualité bi ci biir Sen Show. ajaratu kàddu gàngoog. jërëjëf Salma monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye jàmm ci Sen Show. lan nga xalaat ci coow li nga xam ne moo rëmbee Sénégal jamono ji jàpp li nga xam ne jàpp nañ ko teg ko mandat de dépôt maire de Dakar Khalifa Sall. waaw jërëjëf Adja coow loolu day li ma ci wax mooy d'abord métti lu ko trop parce que d'abord man yàlla daf ma bind ni jàmm laa bëgg moom lay wax moom lay dox muy benn. ñaareel ba Khalifa di sama xarit moom mooy depuis 25 ans ou 30 ans ñuy ànd ma am lu ma xam ci moom bien que doomu aadama nag neexul xam mais xëy na am na tuuti loo nga xam ne xam naa ko ci moom. ñetteel ba ñun ñi nga xam dañu nekk ci langue politique damay wax toujours nañu moytu suñu bopp parce que li dal France ba wutul mu dal ñu. maanaam ku ci nekk ñu tuumaal la ku nekk jiiñ sa morom jiiñante ba nga xam ne finalement dañ naan kan moo baax kan moo baaxul kan moo jub kan moo jubu ji bu dee ni ku nekk ci langue gi ni ñëli baaxuñu boo nekk ci langue li ñëli baaxuñu musiba lay jóg donc loolu ci bu ma ko jëlee ci problème bi ci boppam loolu la ci gis maintenant problème bi am heureusement d'ailleurs damay rafetlu sama xel di dal bi ma déggee ñu ni ma Khalifa juge bi convoqué na ko àjjuma pour entendre ko dans le fond may am yaakaar di ñaan ni bis boobu buñ ci yeggee xëy na tuuma yi dina mën a wàññeeku ba lu mu gàtt-gàtt mu mën a am une liberté provisoire mais boo seetee mbir bi ci biir ñun ci suñu bopp ñun Sénégalais yi dafa mel ni da ngay toog ba yàgg nga ne lan la ñu bëgg doo ko xam parce que ñi lay wax lii tey bu subaa ñoo lay wax nga lii man ci li ma gëm man mooy Khalifa Sall weesu na fu muy jëlee alalu askan di ko def ci poosam loolu laa gëm mën naa juum nag. lu tax li ma xam ci moom ñaareel ba ma gis ni budget bi mu yore di ko gérer ku ko yor boo bëggee luubal feneen nga koy jaarale donc loolu mooy benn mais bu loolu weesoo am na lu ma xam ci collectivité locale parce que nekk na élu local ñaar fukki at ak ñeent nekk conseil municipal nekk conseil régional nekk adjoint au maire yàlla baaxee ma aussi ba code des collectivités locales bañ koy def jamono yooya surtout nekk ministre de la décentralisation ma nekkoon ci gënu nekk xale ci biir diggante Dabi Diagne Mamadou Diop Mbaye Jacques Diop doyen Mamadou Sène Mbengue ainsi de suite ñuy bind texte boobu de sorte que am na ci lu bari loo xam naa ko
looloo tax ma ni ci biir nomenclature budgétaire u maire yi amul fonds politique amul ci kenn mënu ko ci génne am na nag ci biir cabinet du maire lu ñu tuddee secours aux indigents kon bu fekkee ni nit ñëw na bëgg a jël secours aux indigents maanaam dimbal li ñu dimbali néew doole yi nga bëgg a tuddee fonds politique du lu nekk. mooy li ñuy wax caisse d'avance bi. li ñuy wax caisse d'avance amul donc caisse d'avance am na mais fonds politique amul ci collectivité locale donc ak lu ci nit bunti wax njuumte am na ci rëq-rëq am na ci. maintenant njuumte boo amee rëq-rëq am aussi je pense que am na nu ñu ko mën a régler li tax ma ne nag ñun dañu mel ni da nga seet baaj doo xam lan la ñu bëgg ñun dañoo wax ni ku yor alalu réew mi ak ku mu mënti doon ak foo mënti féete na nga ko leeral loolu la ñu bu ñu leeralee ñu ni pourquoi ñuy leeral pourquoi diw pourquoi pas diw da ngay dégg sax ay nit di wax ni période bi c'est pas opportun mais nit koo nga xam ne dañ la dénk ak ku mënti doon nag lay wax nay président nay ministre nay premier ministre ñu jàpp ne li ñu la dénk war nañ ko càmbar je pense que amul période. d'accord moom woon nañ ko ngir ñu gën ko lëj bat ci le fond du dossier le vendredi comme ni nga ko waxee mais sànq aussi ci sa wax da nga ne nit bu doon luubal di nga xool beneen façon booy luubale du dul li nga xam ne moom lañ ko tuumaal est-ce que ça signifie que sa xel dafa teey ci tuumay ngàll ci ndodam. non wax naa la ni li tax ma wax la loolu budget mairie Dakar du benn milliard du ñaari milliard du ñetti milliard bari na ay jàppatuma chiffre bi mais bari na ay milliards yu bari la. donc su dee da nga nekk maire depuis je pense 2009 ba fi ñu toog di wax bu dee da nga bëgg a luubal jàpp naa ne la ngay luubal dina ëpp lii bu dee sa poche nga ko ñëbee dina ëpp lii te da nga ko defee neneen mais ci biir gestion bi boo ko xoolee dossier bi nañ ko tege kenn mënul contester kenn mënul weddi ni ay njuumte am na ci ñoom ci si bopp xam nañ ay njuumte am na ci ñoom ñan ñoom ñi nga xam ne ñoo yore dossier bi ñoom ñi ci nekk muy la mairie de Dakar xam nañ ne nañu ko gérer ay njuumte am na ci bëree bëri deuxièmement na nga xam ne noonu la ñu gérer dossier bi en tant que tel. politique bi ñu wax ci biir. xam nga man du ma baaxoo naa ne du ma wax loo nga xam ne mënu ma ko joxe firnde xam nga enquête bu amee comme ni ñu koy waxee police dañ naan à qui profite le crime bu ñu rey dañ naan mais kii ñu rey avantage u kan la jàppu Khalifa Sall avantage u kan la du avantage u président la de toute façon. ah oui non mënul nekk avantage. lu tax parce que ku nekk xam na réew yu bëri ni ñu doxee gis nga bi ñuy dem élection aux États-Unis bokk naa ci rare sénégalais yi waxoon ni Trump lay gagné élection yi parce que doomu aadama mu mënul nangu ku ñëpp ànd xeex la sot la néewal la doole te Macky Sall gënul ëpp xel ci sénégalais yi mais moo ci ëpp information ëpp fi xel mais en tant que président la moo fi ëpp information kon xam na ne jàpp Khalifa Sall bu amee kenn ku muy avantagé mooy Khalifa lui-même maintenant occasion pour man parce que dafa am ci mbir mi noo nga xam man noonu laa ko gisee xam nga su problème yu mel ni amee amoon na ci problème Karim Wade su problème yu mel ni amee ñi ci amee intérêt dafay bari benn ñun ñi nga xam dañ nekk ci langue politique bi te jàpp ni lii occasion la pour ñëpp àndandoo ñi nga xam dañu contre régime bi àndandoo nekk benn ñooñu xëy na bëgguñu problème Khalifa Sall gaaw rek yenn avocat ma jéggal je dis ce que je pense yenn avocat yoo xam ne occasion la pour ñoom ñu jaayu am na noo nga xam noonu lañ bëggee problème bi réglé wu mais dafa am ñoo nga xam ni te mun naa wax ne c'est un appel que je lance à Khalifa war na mën a am ñeneen ñu muy seet au-delà de avocat parce que ku nekk candidat à une élection bu mu mënti doon ku engagé wu dans un parti politique pare nga pour dem kaso pare nga pour ñu dumala pare nga pour lépp mais dafa am ay nit yoo nga xam ni moom moo tax tey maanaam dossier bi moo tax ñoom politique uñu engagé wuñ ci dara c'est des travailleurs loyaux de la mairie de Dakar dossier bi moo tax tey ñoom ñi ngi tëdd ci kaso bi donc may ñaan à notre frère Khalifa au-delà de lépp lu dul mën di wax concession bu mu mën a def pour que ñooñu mën a génn ci kaso bi maa ngi koy ñaan ngir yàlla ak li la war a suuli ak jëmm ñooñu ak seen famille ak famille moom mu def concession parce que gis nañu fi notre frère Mbaye Dione. que mu def lan. concession bu mu mën a xam nga jugement la ci enquête la jëm devant waaw xaw ma jugement ba enquête ba muy demee. mais dama ne concession bu mu ko mën a def pour que ñooñu mën a génn kaso bi xam dama lay jox exemple notre frère Mbaye Dione. dañ ko accusé à Thiès ci loo nga xam ni ñu bari jàpp nañ ni moo ko def ñu ne defu ko mu joxe caution ñu jugé ko. waaw mais moom Alaaji soo bëggee ñëw nga ñëw. moom aussi bëggul joxe caution parce que dafa jàpp ne bu joxee caution day mën ne liñ koy tuumaal moo ko def. déedéet
justement terrain boobu laay bañ ñu dugal ko fa terrain wu boo jox parce que caution firndewul ni yow yaa def da ngay joxe caution parce que même bu dul moom jëmmi boppam encore une fois je le dis je le répète même bu dul moom jëmmi boppam am na ay mbokk am na ay xarit am na ay nit yu ànd ñu ngi tëdd ci kaso bi te seen yoon nekkul ci affaire politique donc caution boobu joxe woon ko tey ou bien bu dul caution mën na doon leneen lu mu mënti doon na permettre ñooñu ñu recouvrer la liberté de sorte que bu ñu demee nag dossier bi ba ci fond mais est-ce que sénégalais lambda bi dana comprendre ñu lay tuumaal dara ñu ne la indi caution nga indi caution est-ce que mënul am beneen lecture non boo xam ne daf koy gàllankoor politiquement xam nga non gëmuma ni mën na ko gàllankoor politiquement parce que de toute façon loo mënti def am na interprétation mais man fi may waxee mooy tey bu fekkee da nga joxe une caution ñu libéré la procédure bi continuer ñu jugé ko ni kii deful dara c'est arrivé à notre frère Mbaye Dione maire de Ngoundiane bi ñu ko arrêté dañu déposer une caution ñu dem enquête ba ci biir ñu blanchir ko net gis ni deful dara ñu bàyyi ko mu dem gis nga un homme politique ragalul kaso xam nga lu mu ragal jugement wu opinion bi yow gis nga ci Sénégal ay nit yoo nga xam jàpp nañ leen bàyyi leen terewul ba léegi sénégalais jàpp nañ ni ñoo def am na ñoo nga xam jàpp nañ leen tëj leen ba léegi sénégalais jàpp nañ ni defuñu donc man en tout cas personnellement et très fraternellement en tant qu'ami su ma amul un conseil bu ma koy jox loolu laa koy wax pour sauver non pas moom parce que moom mi nga xam ni il s'est engagé politiquement ragalul kaso ragalul ku dóor ragalul leneen mais am na ay doomu aadama yoo nga xam ni loolu fekku leen ci engagé wuñu politiquement te yàpp yi malheureusement dal na ko moom dalal leen ñu donc man foofu laay waxee donc encore une fois pour jeexal ci loolu je souhaite que le vendredi bu dee juge bi entendre na ko lii may wax sax ñu bañ ci egg d'accord parce que am na tuuma bu ñu ko teggilee je pense que dana yomb pour mu am une liberté provisoire au moins. mais jàpp bi ñu ko jàpp nag yëngu-yëngu yi bari na gis nañ sax yenn kilifa diine yi dugg ci ndax mënul am jafe-jafe boo xam ne mën na ko indil ci gàllankoor ci stabilité Sénégal yee fitna. waaw xam nga yee fitna moom d'abord kenn du ko ñaan. benn waaw kenn ñaanu ko kenn ñaanu ko. waaw moo tax ma ne kenn du ko ñaan. waaw mais ci jàngat mais ñaareel ba ci jàngat réewu Sénégal. am na stabilité am na ay keno am na kiiraay ak kaaraange gu toll ni képp ku jóg bu faagaagal réew mi yaa ciy des gis nañ fa ay cas yu bëree bëri Sénégal nekkul foo nga xam ne nit mën na jóg déstabiliser ko ci ay caaxaan waaw monsieur le ministre ñenn nañu dañoo jàpp ne président Macky Sall li muy jàpp ci ay doomu aadama dafa bëri que jàpp bi du yombee comme yeneen yi yow est-ce que loolu sa jàngat la ndaxte gisoon nañ bi nga xam ne jàppoon nañ ko ki nga xam ne moo di doomu njiitu réew bu Sénégal bo woon di Karim Meïssa Wade nga daan ci xeex di ci xeex bii muy beneen jàpp est-ce que bii mën na am différence ak jàpp Karim Wade. waaw man de ku ñu mësaan jàpp ci Sénégal te ma xam ko yëg ko li ma ci mën a def naa ko lu nit yëg ak lu nit yëg. jàpp bi. jàpp bi maanaam. jàpp bi nga xam ne moom lañu jàpp monsieur le maire de Dakar. waaw loo ci laaj. mais ndax mën na yomb comme yeneen parce que ñenn ñu bëri dañu leen jàpp ne que mbir mi du yombee noonu que mën nañu yëngal réew mi. moom laa la wax man la réew mi lu ko yëngal jógagul lu ko yëngal. ah même ak bi. mais non attends. d'accord mais loolu kay lu leer laa ci wax. d'accord ñaanuñu yàlla yëg mooy lu yëngal réew mi gisaguñu ko fi. donc loolu moom maintenant dafa am loo nga xam ne question de fond la suñu réew ni muy doxee suñu charte réew tëdd na façon boo nga xam ni am na problème yu bari yoo xam dafay am mooy jàpp yi ngay wax nii xam nga boo xoolee ba Sénégal de Sénégal ba tey xëy na ñi ci tane woon il faut dire honnêtement les choses ñi ci tane woon mooy période de Senghor ak période Abdou Diouf ci ay jàpp moo tane woon. waaw yéen itam jàpp ngeen lu bari. bien sûr moo tax ma ne la parce que nit aussi da ngay wax honnêtement. ah nangu nga loolu. absolument 2000 à nos jours. waaw ñu baal ma ci ñu may tudd mais le rappel est toujours bon. waxuma kaawu Idrissa Seck sax parce que conflit la woon à l'intérieur du parti. Bara Tall tëdd na kaso. waaw bokkoon nga ci ñooñu nag. Aziz Tall tëdd na ci kaso. non bokkoon nga ci mbiru ñi nga xam ne. oui tout à fait. ci mbiru Idrissa Seck. non moom la moo tax la ma ci war a def naa ko ci. ak ñoom seen yeneen. nguur daal doy na waar. non li ma la bëgg a wax foofu mooy pourquoi may def rappel boobu. pour wax la ni li am nii tey du tey li jëkk am donc war nañu mën a def ay changements en profondeur gëstu ba nga xam ne lu mel nii waxuma ni dootul am ci réew mi mais mën na gëj ci réew mi ba jàpp nit dina jafe. loolu laa bëgg a wax moo tax rappel boobu ma lay def ma di ko indi. d'accord alors pour que véritable ñu xool naka lañ mën a xoolaati suñu doxalinu réew parce que encore une fois xëy na ñii dañu gën a siiw ñu leen tudd
mais en vérité ni ñu koy waxee tëj nit mandat dépôt exception la war a doon liberté provisoire moo war a nekk la règle. léegi-léeg sax damay tooñ suma xaritu magistrat yi man leen yéen war nañ leen di dugal kaso pour ngeen xam kaso mooy lan 1-2 ñu ni mandat dépôt 1-2 ñu ni mandat dépôt c'est comme un chirurgien boo ñëwee rek ñun tëral duñ ko xotti biir bi yow mi ñuy xotti sa biir wala kii ñëw ñu xotti biiru mbokk da ngay tiit mais ñoom dérangé wu leen parce qu'ils ont l'habitude de le faire donc il faut ñu arriver à une situation boo nga xam ne parce que nit ko nga xam ne dawoo mënoo daw génnoo réew mi sa njaboot sa lépp a ngi fi je pense que mën nañu éviter à tout bout de champ ñu jël nit di ko placer en détention préventive loolu je pense que mais du benn question cas isolé il faudrait que ñu gëstu loolu ñi ci war a wax ci ñu toog pour xool naka la ñu mën ay changement en profondeur. tolloo fii aussi lan moo war a mën a nekk rôle homme religieux yi ndax gis nañ depuis lors avec Khalifa Sall gis nañ Serigne Moustapha Sy génn daa def déclaration ne bu ñu ko tëjee 70% des Sénégalais dinañ ànd ak Khalifa Sall dem tëdd tey aussi ñi ngi gis Alamine tamit ci déclaration bi nga xam ne def na ko mu ne demandé na ki nga xam ne moom moo nekk Khalifa Sall pardon auprès du président de la République Macky Sall Barthélémy Dias génn daan ne Khalifa Sall n'est pas demandeur donc mu nekk situation boo xam ne entre politique et religion dafay nekk lu xaw a ñagas ci bëtu sénégalais. mais est-ce que bi ñu tëjee Khalifa 70% des Sénégalais toppi nañ ko non moo tax ma ni nañu moytu di jëndal façon yaa biir te duñ ko couplé. dañ lay jëndal nit façon yaa biir te duñ ko couplé xam nga loolu façon nga xam ne day pour mu suur problème la te duñ la jox lu mu nekk. wax naa ko léegi ci njalbeen dañu war a éviter bu situation amee kenn ku nekk def ko fonds de commerce man en toute honnêteté conférence de presse bi Khalifa Sall def keroog man bu doon ne laajoon na ma sama xel amam koy def du ko def les propos qui ont été tenus waxuma sax sëñ Moustapha du ma dugg ci cas boobu mais même moom en tant que Khalifa je pense que tenu na un discours de mon point de vue man bu doon ne man maa nekk place am bu la ñu laaj ma sama xalaat dinaa ko wax mu tenir beneen façon d'autant plus que. lu mu fa wax lu mu warul woon wax. par exemple bi mu ne ñii dañu bëgg a teg wàcc leen xeex leen rafetlu ma ko man du ma à sa place parce que nit dana wax dëgg. man su ma naree waxee nit du ma wax dëgg damay noppi. d'accord damay noppi loolu rafetlu ma ko ci un discours boo nga xam ni un homme aussi responsable que lui mënoon na tenir un autre discours. d'accord malgré li Binta fàttali. maintenant je termine ci li Binta wax. ak li nga wax yëpp ba tey gëmoo ne fitna mën na yeewu ci mbiru Khalifa Sall. non gëmuma ko ba léegi parce que xam naa man lan mooy état non lii yëngalu ko. yëngalul état maintenant pour terminer ci question bi nga wax ni les chefs religieux maa ngi nuyu di rafetlu bu baax propos yi nga xam ne Serigne Abdou Al Amin tëri na ko di sama papa di sama xarit. loolu la ñuy séntu ci moom et c'est pas la première fois bokk na ci moom justement may vraiment di ko sant bokk na ci nit ñoo nga xam ne man xam naa bu baax li may wax situation yu bari bu amee Sénégal stabilité am ci réew mi dal bokk na ci moom di ko dox comme na ko suñu bàyyi Alaaji Abdou doon defee démb ak bërki démb donc li ñuy xaar ci un homme religieux mooy bu problème amee nga wax lu indi dal wax lu indi jàmm réponse bi ñuy wax aussi ni président Macky Sall tontu na ko bettuma parce que mës naa wax ak moom ci lu mel noonu ci ay jamono même position boobu la adopté donc encore une fois le chef religieux rôle am mooy seet naka la mën a pour jàmm ñëw ci réew mi dal mën a am ci réew mi. d'accord léegi ñu ñëw ci sa parti convergence libérale patriotique amoon na temps bu ñu la daan dégg ci discours dafa marron woon torop daal dafa xawoon chocolat mu jege man ñu tëmbal ndox mu marron loolu. da ngay waaj a dem APR wala da ngay waaj dem ci mouvance présidentielle. xam nga DS ajaratu bëgg a dem APR jarul créer parti jaru ko. pont la rek pour dem pont la rek xam nga booy dem il faut que yóbbaale dara. non. boo demee rek sayal ko ca. dama lay wax bëgg a dem APR jarul créer parti bëgg a doon député jarul créer parti en tout cas man ci man su ma ko bëggoon xam naa nu may jaare ba def ko. bëgg dugg ci gouvernement jaru ko. da nga naan ma mais ak sa parcours parti politique yi bari yow lu tax nga ñëw bokk ci parti politique yu bari yooyu nga xam ne. des fois da ngay fàtte sax nombre de parti. man mi waxee yow. xaw ma nombre de parti politique. dama tax nga créé parti. voilà très bien xam nga lu tax xam naa parti yu bëri xam naa parti yi ñuy fonctionner. am na lu ma ci rafetlu am na lu ma ci rafetlu mais en termes de proposition pour bañ a dugg ci ay yenn détails ñun dañu créé parti wax ni élection législative lañu jëm première proposition bi ñu def mooy
150 160 bay jëm 165 députés pour Sénégal ëpp na dañ ko wàññi. nous avons proposé 100 députés dont 10 représentants les Sénégalais c'est muy benn. ñaareel ba ñun ñu wax ni député bu ñu fal ci liste nationale du député yow tey bu neexoon président la nga doon député te àndoo kenn falu la donc dañu proposer scrutin uninominal à 2 tours maanaam 90 députés yoo nga xam ñëpp à la base lañ leen di fale. ñetteel ba ñun dañuy supprimer le salaire des députés am na sax député yu ma woo di ba attaqué supprimer le salaire des députés parce que est-ce que jaadu na le député avec tout le respect qu'on leur doit année bi buñ ci liggéey seen liggéey su baree ba bari 3 wala 4 mois nga jël ci xalelu askan bi di leen fay entre 1 million 200 et 4 millions ak yeneen avantage alors que en vérité bu ñu waxante dëgg ñun neen li ñu liggéey matul 3 mois ci année bi te proposition boobu président Abdoulaye Wade boo ko jëkk a def au premier congrès du PDS à Kaolack en 1976 ne nañu supprimer le salaire des députés yow journaliste nga boo nekkee député continue à être journaliste bu assemblée wootee nga dem boo fa jógee ñu fay la sa indemnité de session. Quatrième proposition nous avons dit il faut que ñu proposer def une liste qu'on appelait la parité populaire ba am suñu benn mbokk bu ñu doon discuter mu proposer ni ñu tuddee leen ko la parité citoyenne xam nga mooy lan liste bi boo defee benn politique teg ci kenn de société civile teg ci benn artisan teg ci benn mécanicien indiwaat benn politique ainsi de sorte que sur 10 députés élus sur la liste nationale au moins les 4 ou les 5 foofu lay ji proposition yooyu ak yeneen du yooyu rek su fekkoon ni parmi les partis politiques qui sont présents au Sénégal am na ñoo nga xam pare dañ pour endosser ko mun nañ ci ànd ak ñoom mais malheureusement boo ko wax sax yow dañu lay teg dof pensant que yooyu du ay waxu nit yoo war na mën a am Sénégal or gëm nañu ni si je reviens sur le cas de l'Assemblée nationale fonctionnement wu Assemblée nationale ak yeneen institutions yi ñaata emploi la mën a créer pour les jeunes. ñaata hôpitaux la mën a créer. ñaata leneen ak leneen la mën a créer. donc voilà les raisons pour lesquelles nous avons pensé que dañu war a créer parti politique. da ngeen war a créer parti politique ngeen bokk ci wote yi nga xam ne dañ ngeen ci bëgg am député. bëgg a dem élection yi te ànduñu kenn aussi mu daal parce que ñun d'accorduñ ci 20 30 40 partis ànd sur une liste nationale ànd sur une alliance. dañu bëgg kenn ku nekk demalal sa bopp Sénégalais yi xam ku nekk loo représenté. bu ngeen demee nag à l'Assemblée. ñi nga xam ne ñoo bokk gis-gis au plan politique au plan idéologique mën nañu former ay groupe. te yaakaar nga ne am nga fi gannaaw goo xam nga di nga am benn député. Sénégalais yi danañ ko wax du man du yow du keneen Sénégalais yi ñooy wax ku nekk li gën a présenté. waaw mais ku ne xam nga dangay xam sa base aussi. nga xam sa mbir yi. dumb bu la nee nay sànnante dafa jóge ci doj. waaw d'accord mais yow. dégg nga ma waaw d'accord. mais ci foo sukkandiku ba jàpp ne am nga mbooloo. mooy li ma la wax gumba bu dee dañuy sànnante dafa jéggi ci xeer. waaw mais mën nga jéggi ci xeer boo xam ne nga yaakaar ne lu pataal nekkee lu ndaw la. buñ ca yeggee nga xam bu pataal wala bu ndaw la. li ci kanam daal rawali waaw bon xam naa ñu jëm ci li nga wax nii booy xool dans le fond c'est pour xaalis bi nga xam ne ñu ngi koy dugal feneen mu mën a dem ci askan bi. mais du loolu rek du loolu rek parce que à tort c'est-à-dire xalaat bi ñuy wax nii du bi am mais koo wax dana la député amuñu fi njariñ et pourtant am nañu njariñ. donc il faut que assemblée ñu joxaat ko gëdd joxaat ko crédibilité naka lañ koy defee mooy fexe ba ñu xam ni kii di dem assemblée dem foofu pour intérêt boppam dem foofu pour projet mais dafa dem pour défendre Sénégal donc loolu pour nga mën ko am il faudrait que aspect financier bi nga génne ko ci bàyyi nit ku nekk nag xaaleel boppam pour dem assemblée nationale. en général politique yi bu ñuy waaj a dugg ci lu bees loo xam ne kenn joxagu leen ko discours bi ñuy yor dañuy ànd ak askan bi mais bu ñu xasee ba nekk député nii dañ beneen est-ce que jamono jii nii est-ce que bu ñu la woowoon déwén nga nekk député ko doo maintenir beneen langage bu wuute. mais Ndeye Astou bu nga ma nangul lenn nag ba ma tàmbali politique ba léegi nit musul sama discours changé la ma la doon wax en 2000 boo ma laajee moom laa def la ma la doon wax en 1974 moom laay wax ba tey musul changé. waaw waaye quand même monsieur le ministre ce discours xaw na am tuuti ndox buñ ñëpp ci def daal bu dee bisaab xaw na am ndox waa xaaral rek. parce que jamono ji nga ne xam nga am na benn bés jour boobu sax def ma seen show maa ko doon seetaan ci kër ga ba lay seetaan alaaji nag micro ma xaw a am problème waaye ñoo ngi koy lijjanti ñooy seetaan mais ce discours ni mu changé par rapport ak mentalité générale bi nga xam ne moo nekk ci sa biir parti démocratique sénégalais ak li nga doon wax par rapport ak président Macky Sall mu am changement bu bari nag wax dëgg yàlla. ba xam nga lu changement bi. waaw. maanaam dëgg la ñu bañ a dégg. moi j'ai dit que dañu perte élection. dañu perte élection en 2012. dëgg ne xalaate. waaw dañu pas dëgg la. ah je veux dire dëgg du romb nopp dëgg la dama lay wax dañu perte élection en 2012.
man ma bokk ci ñi doon défendre idée wu toute la famille libérale dañu war a ànd Abdoulaye Wade moo ñu daan wax ni mën ngeen fexe ba garder pouvoir bi pendant 50 ans ba mu ko wax boppam taxul woon mais famille politique bi moo taxoon donc man ma jàpp ni ñun dañu doon xeex ba am un libéral boo nga xam ne heureusement d'ailleurs que Macky Sall remplace Abdoulaye Wade ah oui am na ñoo nga xam ne bu ñu remplacé woon Abdoulaye Wade kon musiba am ci ñun c'est clair alors. donc bon li ngeen di dund nii du musiba. la ilaha du musiba par rapport ak loolu lu bari ci waa PDS maa ngi fàttali toujours benn leader politique bu mag sama mag ju baax maa ngi koy nuyu dina xam kana ku doon wax ni le jour n'est pas loin où certains seront pressés de regagner les frontières. mu ni bis ba soreetul am na ñoo nga xam danañ yàkkamti jéggi diggu Sénégal pour génn kooku bu jëlul réew mi fu ñu jëm fan la jëm donc man ma bokk ñi doon théoriser ni famille libérale dañu war a àndandoo comme doon lay xeex ci biir famille libérale am kenn koo nga xam ne yàlla dogal na moom mooy remplacer Abdoulaye Wade ensuite di def ay jéego parce que day astu wax naa ko àllaa ji fii benn bés dama bëgg lu may wax lu nekk bu neexee nit mu bañ ko gëm waaye boo ko weddee nanga fa teg leneen kenn mënul dindi weddi ni courant bi ñu tiim courant bii Senelec def na des efforts importants ba waxuma ni ay coupure courant amatul Sénégal wàññeeku na lu mais bëri ay changements yu bëri am na ba Senelec mën a jaay courant à l'extérieur kenn mënul weddi ni dëkk yu bare yu amul woon électricité ci kaw gi boo fa demee tey am na électricité boo jëlee wàllu ndox noonu boo jëlee même damay jël un ministère boo nga xam ni du def bruit muy artisanat et formation professionnelle mu am liggéey bu am importance boo nga xam ministre boobu mi ngi koy def en termes de formation en termes d'emploi fexe ba également artisan Sénégal yi gën a d'ailleurs bokk na ci li tax may wax ni bu ñuy demee aux prochaines élections il faut tout faire pour que artisans yi mën a am une bonne représentation au niveau de l'Assemblée nationale donc liggéey boobu bu fekkee ni nit nga koy def nga wax ko mooy li nga wax léegi nga ni noo ko tuddee te dëgg faralaate non dëgg faralaate amul ou bien day dëgg wala ko bañ a doon dëgg monsieur le ministre waaw dëgg faralaate alors dafa am nag sama benn xarit des fois da ngay gis nit mu lay wax dëgg boo xam ne nga xam ne kii dëgg bu marron lay doon mais dëgg bu bleu des fois ñu def ko dëgg c'est que xam nga dëgg boo xam ne dafay faral askan bi dafa baax mais non attends gis nga il faut qu'on soit sérieux gis nga homme politique idée yi nga am gis-gis yi nga am dëgg gi nga xam boo ko ñemewul wax nekkatuloo un homme d'état nekkatuloo un homme politique xam nga lu ma doon métti d'accord ma wax dara ñu ne ma li nga wax amul joxe ay firnde li nga wax amul mais li ma wax kenn mënu ci dindi virgule da ngay ànd damay ànd ak yow nga taal sa oto wala ba taal sa oto ñu ànd lu ma la wax ñu def ñu dëkk sàgg bi mi ngi nii alors soo ko waxee yooyu waroo ko wax comme li ma disait un commerçant ni ma waaw li nga wax sax dëgg la waaye waroo koo wax man ko lu tax du ma ko wax mënu parce que day avantage Macky Sall alors mais bu dee dëgg duñ dañ koy wax Macky Sall nga ne sa xarit la def ngeen à peu près combien d'années enfin je ne peux pas dire que sama xarit la parce que li ma xam ci xarit mooy koy demalanteel fekkalanteel séquñu loolu wax dëgg yàlla ci parti la ñu xamante am respect suñu diggante jàmmoo suñu diggante ku nekk jox sa moromu cër. nee nañ c'est un bon élève de maître Abdoulaye Wade. c'est-à-dire. dans la pratique. waaw xam nga am na ci côté boo ko xam ne bu dee comprendre na parce que xaw ma fi nga jëm donc du ma leen waaw wala ba dee. non mooy li ma ci xam mooy bu ñu jëlee par exemple wàllu politique. waaw wàllu politique comme ni mu koy waxee moom ci wàllu boppam 19 ans yoo def ak nit mënoo ko xëy effacé fukki at ak juróom-ñeent. kon bu fekkee loo gis ci ñoom ñaar. pardon. loo gis ci ñoom ñaar lan la ñu bokk ak lan la ñu wuute. benn bokk nañu man politique ñoom ñaar firnde ji mooy 2012 fukki fas ak ñeent départ moo jël paie kon mën na. ñaareel ba am na yu bëri dina ko gérer au plan politique ba gëm naa man et c'est ma conviction la plus forte que pour jëli ko fi du yomb parce que li ma la wax ni léegi ak yeneen yoo nga xam ni bu dëgg dee dëgg rek mi ngi koy réaliser ba bu di ko jéem muy indiwaat espoir ci ay nit loolu ku mënul politique di ko def. xam nga bi ñuy wax par exemple. monsieur bi ñuy wax les bourses familiales. yéen seen classe gi nga xam ne macha allah sax bu ngeen xëy yàlla mën na leen suturaal ngeen yàq 200 000 300 000 kii dem jënd mèche 300 000 francs. waaw cheveux naturel 1 million la ñuy teg sama xale yi waaw 300 000 kii jënd chemise 400 000 francs xam nga ñooñu boo leen nee dañ lay may 100 000 francs ci at mi ay réel la lay def. d'accord mais population bi nga xam ni boo bayee ba at bi jeex 50 000 francs ngay am nga bëgg ci dund ba déwén buñ la mayee 100 000 francs xam nga mooy lan. et loolu ça fait plus de 300 000 francs. d'accord waaw pour delluwaat ci mbir mi. est-ce que élève bi rawul maître bi.
ndax maître bi jamono ji nga xam ne moom la nekkoon ci politique bi daanaka bëri woon na ay parti politique yoo xam ne da nga leen doon dégg mais yu mag a mag yëpp fu mu nekk tëdd nañ ay AFP ay LD ay yeneen ak yeneen parti seen parti bi nga xam ne parti démocratique sénégalais moom ma ngay lappi am yeneen ak parti maanaam est-ce que élève bi rawul maître bi. mais loolu man dama ci kontaan bu élève bi rawul maître bi xam nga ku nekk boo amee doom da ngay ñaan yàlla mu raw la. bon moom xeetu politique am dafa ñàng est-ce que xeetu politique bu président Macky Sall est-ce que dëppoo nag démocratie. Absolument. ah oui kii nag oui. dëppoo na ak démocratie lan moo fa est-ce que da nga jàpp ni enfin du ma la poser question parce que yow yaa war a poser question may tontu donc man li ma jàpp mooy démocratie Sénégal kenn mënu ko delloo ginnaaw démocratie Sénégal kenn mënu ko delloo ginnaaw xam nga dañuy wax toujours di natt démocratie naan autorisation par exemple de manifestation yu ñuy interdire meeting yu ñuy interdire marche yu ñuy interdire ministre de l'intérieur daje ak tous les partis politiques ñëpp a ngi toog mu ne leen demande yi ñu jot ci ay demande de marche ou de manifestation 1,% lañ ci mës a interdire te kenn dindiwu ko alors à partir de ce moment ñëpp nangu nañu ne donc sur ce plan là démocratie am na donc bari mu bëgg ma bu ñu mënee démocratie dafa dellu ginnaaw ñu wax ma ci fan la dellu ginnaaw gis ma ko. bu la président woo woon nga dem fan. ci partem mais non attends. pour nga seeyal parti bi maanaam buñ la déedéet mais xam nga ça dépend ci liste yi fañ lay teg fekkonte nañ la woo ci liste benn bokk yaakaar ñu teg la ci position boo xam ne c'est confortable. mais d'ailleurs man wax naa la ci njëlbéen ni la bu doon ni doon député moo ma tax a jóg du ma créer parti kon damay dem fexe président man kat nañ def nii ak nii parce que nag quand même au moins bu doon benn yoon wala ñaari yoon toog dañu waxtaan man ak moom du dëgg tey su ma ko bëggee gis dinaa ko gis su ma bëggee wax ak moom dinaa wax ak moom kon bu doon ne loolu moo tax a jóg mais olof dañuy wax ni ko war a ñay ba wàcc loo war a du la saf ñay boo ko waree ba wàcc loo war a du la saf. léegi ñu wax ci tolluwaay réew mi bari na ay doomu sénégalais yoo xam ne jàpp nañ ne réew mi dafa metti donte nag ñi nga xam ne ñoo di ñi feet ci nguur gi am nañ taux de croissance yoo xam ne ñoo ngi koy wax mais askan wi gisuñu ko yow luy sa xalaat ci tolluwaay réew mi fa ngeen ko bàyyi woon ak fi mu nekk jamono ji. waaw xam nga man ci question yooyu rek li ma daan wax lay wax xam nga ay taux de croissance am na fu ma ko dul discuter boobu li may ñor mooy. est-ce que dund yokku na wala yokkuwul wàññeeku na wala wàññeekuwul est-ce que ñi amoon courant ci dëkk bi ëpp na léegi la amoon wala déet. ñu comparé ko fa ngeen ko bàyyi woon. mais moom lay wax nii ak fa mu toll. moom lay wax nii. bismillah dama ni la damay seet xam nga commencé naa wax la ci Sénélec wax naa la ci l'éducation rurale wax naa la ci ndox wax naa la ci route yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen. kenn mënul werante du yow du kenn mënul démontrer ni Sénégal ci côté boobu am na ay jéego yu am solo yoo xam def na nit mënu ko contester. ensuite boo jëlee même le prix des denrées c'est vrai que temps yi passé amoon na ay perturbations ci wàllu ceeb ak yeneen mais ku nekk gis na ni am na nuñ ko stabilité ci côté boobu donc mënuñu wax de manière globale que réew mi gën na dox wala gënul dox. li ñu mën a wax mooy ci cas boo ci jël. am na ay avancées maintenant est-ce que réew mi metti na wala mettiwul mais man xalaatuma sax toog Sénégal jàkkaarloo naa ne réew mi mettiwul y a des difficultés énormes dans le pays justement li mu am ay difficultés yu bari ci réew mi moo tax man ma jàpp ni ku am xalaat bu rafet ku mën dara ci réew mi war nga jàppale président de la République pour que réew mi gën a jëm kanam bu ñu eggee ci élection ku bëgg doon candidat nga doon ko ku ñu fal ñëpp ànd jàppale la ba ñu eggaat ci yeneen élection loolu laa gëm ni man c'est la démarche patriotique bi nga xam tous les hommes politiques war nañ ko am. mu nekk ay xalaat yu waaw. dafa. ma ne waxtu wi mat na. regard bi dégg ma woon wax ji mais regard bi laa xam ne Salma dafa am regardu waxtu wi jot na ñu lay jaajëfal Alaaji nag micro bi moo moo am problème waaye du ñàkk nag ëllëg ak jàmm danañ ci ànd ak moom ci ay yeneen ci ay mbir monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye amoon nañu mbégte doon la dalal. jërëjëf kontaan naa lool maa ngi leen di encourager di leen ñaanal yàlla gën leen a jàppale parce que liggéey bi rafet na macha allah yombul nag. c'est très difficile xam nañ ko ndax wax ñu lay dégg te wax bal la soo xasee dem mënu ko rattraper mais macha allah yéen a ngi ci góorgóorlu di def loo nga xam vraiment Sénégalais yëpp am nañu satisfaction.
ñu lay jaajëfal di la delloo kàddu gi. Ajaratu yow dañ lay jaajëfal heure bi jot na ñu daal di ànd ak Binta Mané dem jëli actualité web. bàyyi la nga wax ñu ban site ngay tàmbalee ak ban information nga fa jëlee. ñu koy tàmbalee li nga xam ne moom moo nekk seneweb.com comme ni ñu ko joxee woon sànq ci sommaire bi. dañuy ñëw ci longue détention préventive yi nga xam ne yàgg na ay prisonniers yoo xam ne ñu ngi ko doon kaas ba mu waraloon yenn saa yi ñoom seen bopp ñuy amal li nga xam ne moom moo nekk ab grève xiifal tey nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jege imam Alioune Ndao nekk imam foofu noonu ci Kaolack ñu tegoon ko loxo ndax dañ ko doon tuumaal ne dafay jël xale yi di leen ñaax ci wàllum terrorisme ba taxoon ñu daal koy teg loxo moom ci guddik 26 jàpp 27 octobre 2016 maanaam un an léegi bañ ko tegee loxo mi ngi foofu nag ci prison Rebeuss ñuy dem sax bay wax ne moom ci boppam fañ ko denc amul droit am pause donc chaque jour 30 minutes rek la am droit daal di génn daal di duggaat loolu nag bëri ci ay pensionnaires yoo xam ne ñu ngi woon ci daaraam ñoo xam ne boobu ba léegi ñu ngi koy wéy di ko ñaawlu ndax jàpp nañ ne rafetul ndax depuis lors un an yàgg na jot na ñu daal koy taxawal ci kanamam juge bi ñu mën a xam moom ci boppam fan lay mujjee dañ koy tëj wala dañ koy bàyyi ndax boobu ba léegi ñu ngi koy déposer ay liberté demande de liberté provisoire mais boobu ba léegi mayuñu ko donc lenteur bi nga xam ne am na ci traitement dossier loolu nag ñoom seen bopp la ñuy déplorer moom imam Alioune Ndao nekkoon imam foofu noonu ca Kaolack ñu tegoon ko loxo donc ci guddik 26 jàpp 27 octobre depuis lors nag amul benn kii boo xam ne nouveauté boo xam ne am na ci wàllum dossier ba tax na nag ñi nga xam ne ñoom la yoroon di leen jàngal ñoom seen bopp ñoom ñoo génn di àtt nguur gi àtt aussi ki nga xam ne moom moo nekk wàllum justice pour ñu jublu ci mbiru imam Alioune Ndao kaw imam Ndao lan nga ci xalaat. waaw li ma ci xalaat mooy ay mbokkam ay xaritam am ci jàmmam ak i taalibeem bu ñu jógee def action yu mel noonu mën naa leen a comprendre parce que nit ku sa mbokk ne ci jafe-jafe c'est normal nga ñëpp ko jàpp mais dossier nit mënoo wax gaaw na wala yeex na te xamoo lu nekk dossier mënoo wax ne nañ ko jugé wala buñ jugé xamoo li ñu koy reproché lan la xamoo fond bi lan moo ci nekk donc loolu aussi même bu fekkee ne sa mbokk la sa xarit la lu mu mënti doon dañu war a ànd ak dal xam ni li ñu te gis nga dafa am leen loo nga xam ne il faut que nit ñi xam ko du ma wax ne musul am mais il est rare que police sénégalaise topp nit jàpp ko te amul ay raisons yu wóor yu tax ñu jàpp ko waxuma ne musul am de mais jafe na parce que ñëpp xam nañ ne am nañ une police boo nga xam ne macha allah événement yi aw bërki dem wane na donc bëgg nañu mu génn parce que kenn du yéene doomu aadama muy nekk ci kaso mais aussi xamuloo li ñu ko reproché lan la parce que ki sàcc ginaar par exemple wala ki xeex peenam bokkul ak peenu ku rey nit wala ku doon waaj a rey nit donc là aussi il faudrait que vraiment ñu ànd ci ak tey ànd ci ak li am solo mooy bu ñu ko attee na am justice bu amee dëgg ñu xam ne moo am dëgg bu amul dëgg ñu xam ne amul dëgg. Ajaratu loo ci xalaat. waaw xam naa longue détention préventive yi aussi problème la ci Sénégal ndax koo xam ne dañ ko jàpp aussi kenn jugé ko de denc ko yenn denc yu bari yi war nañ ko xoolaat parce que loolu sax magistrat yi doon nañ ko kaas ñeneen ak ñeneen avocat yi doon nañ ko kaas mais magistrat yi dañu faral di wax na ne ñoom ku ci nekk li nga yor ci dossier dafa bëri ba à la fin na mu waroon gaawee du ko gaawee ak luñ koy mënti reproché war nañ ko létt mbaa ñu fri ko ñu àtte ko xam ndax li mu koy tuumaal dëgg la wala du dëgg bu fekkente ne dëgg la yoon def liggéeyam bu fekkente ne dëgg nag ñu bàyyi ko mu ñibbi ndax nekk na lu doy waar lu métti. suñu gan am na lu mu ci bëgg a yokk. longue détention mooy ki nga xam ne jàpp nañ la enquête ba jeex ñu tëye la bañ laa àtte. kooku mooy moom lañ mën a wax longue détention mais ki nga xam ne parce que un dossier bu mel nii nekk ba ci dossier bi mais dossier bu mel nii bu wóor la ni dafa am ay ramification ci yeneen réew Mali la. Niger la Mauritanie la ainsi de suite enquête boobu aussi mënul gaaw. parce que li ci nekk moo bari. xam nga dangay nekk aussi à la place ki nga xam ne moo fa nekk. ça veut dire ku ñu jàppoon bëgg nga ñu lett la mbaa ñu firi la li tax ñu jàpp la parce que jàpp bi yàgg na ëpp na at war nañ ko àtte wala war ñu ko àtte.
soo ma joxaatee parole ma wax soo ma ko joxaatee réponse bi du nekk waaw wala déedéet. ay tey ñu daal di continuer kon Binta foofu la ñuy tëjee première actualité web bi ba bàyyi la nga jàll ci deuxième. dañuy desandi ba léegi ak li nga xam ne moom moo nekk seneweb.com moom mu ñëw ci diwlin bi nga xam ne léegi yokk na yokk goo xam ne dafa waral sax léegi gisatuñu kenn mëntul gis ci boutique yi mbuus yi nga xam ne dan nañ ko jaayee 350 donc duñu tudd tur mais mbuus yoo xam ne 350 lañ ko doon jaayee donc mu doon arrangé ménagère yu baax ba léegi diwlin boobu nag yokk gi mu yokk moo tax mbuus moom kenn gisatu ko ba tax na tamit ñu ngi koy ñaawlu ba tax na tamit ki nga xam ne moom moo nekk directeur du commerce intérieur moom indi na ci ay explication lu waral mbuus moomu kenn gisatu ko ndax mbuus moom da doon arrangé comme ni ma ko waxee sànq ñenn ci ménagère yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw li ko waral nag tamit moom mooy diwlin gi ni mu yokkee donc ci côté ci niveau international ni diwlin gi yokkee loolu moo waral mbuus yooyu mbokk yi xarit yi ñuy seetaan ñu jégalu ci retard bi nga xamante ne daal dinañ koy am seen show nag di tàmbali ñu di leen nuyu di leen wax ne mbégte la ñuy am bu waxtu wi jotee rek ñu ñëw sur la Sen TV di leen wéttali wéttal googu nag bokk na ci di yaatal li nga xamante ne moom mooy actualité bi ajaratu Ndeye Assou Gueye lañ ci àndal ak El Hadj Ndiaye Dos ajaratu ginnaaw bi ma la nuyoo rek dama lay bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi ñuy seetaan nga waxaat leen rek fàttali leen lan mooy actualité bi ak tey kan nga ci dalal. actualité bon ñu fas yéene wax li nga xam ne moo di ay di njàmbat ci réew bu Sénégal emprisonnement bi nga xam ne def nañ ko maire bu Ndakaaru booba tey nag yëngu-yëngu yi bari ci danañ ci laaj xalaat nga xam ne moo di suñu gan Serigne Mbacké Ndiaye gannaaw it loolu ñu war a wax ci wote yi nga xam ne moom la ñuy dëkkmalse wote yi ñu war a tànn ndaw réew yi ak mboolem yëngu-yëngu yi nga xam ne moo am ci réew mi Serigne Mbacké Ndiaye bi jiite parti politique bi nga xam ne moom la ñu duppee convergence libérale et patriotique ancien porte-parole du président de la République Maître Abdoulaye Wade nekk koo xam ne it ñëpp ràññee nañ ko ci réew bu Sénégal rubrique actualité ma ci ànd ak El Hadj Mamadou Ndiaye Dos comme tous les soirs avec beaucoup de plaisir. ajaratu ñu lay jaajëfal Serigne Mbacké Ndiaye dañ lay dalal jàmm ci plateau Sen Show bu loolu weesoo ba tey dañuy continuer actualité bi ndax nag dinañ dem ci site internet yi xool lan mooy les actualités phares Binta Mané moo ñu koy indil Binta nuyu naa la. ma lay fay seulement di nuyu képp koo xam ne teew na ci plateau bi téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñu taamu di ñu suivre li gën a fës ci actualité web bokk ci longue détention préventive ñu ngi ko doon waxtaanee tey nag bu imam Alioune Ndao moom la ñuy waxtaanee ndax moom depuis 1 an ngi nii ñu jàpp ko mënut a fexe ba xam fan la yoon di féete ci moom donc ba tax na nag ay jege ñaaneem di ko ñaawlu dinañ ci ñëw ci kanam ci yaatu leer ci actualité web. foofu la ñuy tëjee lépp loo xamante ne rek actualité la daal di ñëw nag waxtaan ak yéen ci lu jëm ci suñu wàllu wér gu yaram tey li ñuy waxtaanee moom mooy les bienfaits de la cannelle kan moo koy yaatal bintu kan ci kanam tuuti lay doon ci plateau Sen Show bu loolu weesoo nag ba tey dañuy continuer damay ñëw nag ci biir kër yi bu may wàcc Pape Gane laay àndal Pape Gane dama salma tey bu ma duggee ci dëkkuwaay damay dem fi nga xamante ne moom mooy Maroc salon yi nga xamante ne nag style marocain lañ koy wax ci kanam tuuti dinaa wax borom kër yi ban importance ban njariñ la am bu ñu génnee foofu dañuy desaat ba tey ci biir kër yi waaye bi la yoon nag dañuy dugg ci li nga xamante ne moom mooy le taasu dans le couple kan mooy taasu jàpp naa ne la ngay luubal dina ëpp lii bu dee sa poche nga ko ñëmee dina ëpp lii te da nga ko defee neneen mais ci biir gestion bi boo ko xoolee dossier bi nañ ko tege kenn mënul contester kenn mënul weddi ni ay njuumte am na ci ñoom ci si bopp xam nañ ay njuumte am na ci. ñoom ñi nga xam ne ñoo yore dossier ñoom ñi fi nekk muy la mairie de Dakar xam nañ ne nañu ko gérer ay njuumte am na ci bëree bëri. deuxièmement na nga xam ne noonu la ñu gérer dossier bi en tant que tel. politique bi ñu wax ci biir. xam nga man du ma baaxoo naa ne du ma wax loo nga xam ne mënu ma ko joxe firnde xam nga enquête bu amee comme ni ñu koy waxee police dañ naan à qui profite le crime. bu ñu rey dañ naan mais kii ñu rey avantage u kan la jàppu Khalifa Sall avantage u kan la du avantage u président la de toute façon. ah oui non mënul nekk avantage. lu tax parce que ku nekk xam na réew yu bëri ni ñu doxee gis nga bi ñuy dem élection aux États-Unis bokk naa ci rare sénégalais yoo xam ni Trump lay gagné élection yi parce que doomu aadama mu mënul nangu ku ñëpp ànd xeex la sot la néewal la doole te Macky Sall gënul ëpp xel ci sénégalais yi mais moo ci ëpp information. ëpp fi xel mais en tant que président la moo fi ëpp information kon xam na ne jàppu Khalifa Sall bu amee kenn ku muy avantagé mooy Khalifa lui-même maintenant occasion pour man parce que dafa am ci mbir mi noo nga xam man noonu laa ko gisee xam nga su problème yu mel ni amee amoon na ci problème Karim Wade su problème yu mel ni amee ñi ci amee intérêt dafay bari benn ñun ñi nga xam dañ nekk ci langue politique bi te jàpp ni lii occasion la
pour ñëpp àndandoo ñi nga xam dañu contre régime bi àndandoo nekk benn ñooñu xëy na bëgguñu problème Khalifa Sall gaaw rek yenn avocat ma jéggal je dis ce que je pense yenn avocat yoo xam ne occasion la pour ñoom ñu jaayu am na noo nga xam noonu lañu bëggee problème bi réglé wu mais dafa am ñoo nga xam ni te mun naa wax ne c'est un appel que je lance à Khalifa war na mën a am ñeneen ñu muy seet au-delà de avocat parce que ku nekk candidat à une élection bu mu mënti doon ku engagé wu dans un parti politique pare nga pour dem kaso pare nga pour ñu dumala pare nga pour lépp mais dafa am ay nit yoo nga xam ni moom moo tax tey maanaam dossier bi moo tax ñoom politique uñu engagé wuñ ci dara c'est des travailleurs loyaux de la mairie de Dakar dossier bi moo tax tey ñoom ñi ngi tëdd ci kaso bi donc may ñaan à notre frère Khalifa au-delà de lépp lu mën di wax concession bu mu mën a def pour que ñooñu mën a génn ci kaso bi maa ngi koy ñaan ngir yàlla ak li la war a suuli ak jëmm ñooñu ak seen famille ak famille moom mu def concession parce que gis nañu fi notre frère Mbaye Dione. que mu def lan. concession bu mu mën a xam nga jugement la ci enquête la jëm devant le juge. waaw xaw ma jugement ba enquête ba muy demee. mais dama ne concession bu mu fa mën a def pour que ñooñu mën a génn kaso bi xam dama lay jox exemple notre frère Mbaye Dione. dañ ko accusé à Thiès ci loo nga xam ni ñu bari jàpp nañ ni moo ko def ñu ne defu ko mu joxe caution ñu jugé ko. waaw mais moom génn ci moom Alaaji soo bëggee ñëw nga ñëw moom aussi bëggul joxe caution parce que dafa jàpp ne bu joxee caution day mën ne liñ koy tuumaal moo ko def. déedéet justement terrain boobu laay bañ ñu dugal ko fa terrain wu boo jox parce que caution firndewul ni yow yaa def da ngay joxe caution parce que même bu dul moom jëmmi boppam encore une fois je le dis je le répète même bu dul moom jëmmi boppam am na ay mbokk am na ay xarit am na ay nit yu ànd ñu ngi tëdd ci kaso bi te seen yoon nekkul ci affaire politique donc caution boobu joxe woon ko tey ou bien bu dul caution mën na doon leneen lu mënti doon na permettre ñoo ñu recouvrer la liberté de sorte que bu ñu demee nag dossier bi ba ci fond mais est-ce que sénégalais lambda dana comprendre ñu lay tuumaal dara ñu ne la indi caution nga indi caution est-ce que mënul am beneen lecture non xam nga boo xam ne daf koy gàllankoor politiquement xam nga non gëmuma ni mën na ko gàllankoor politiquement parce que de toute façon loo mënti def am na interprétation mais man fi may waxee mooy tey bu fekkee da nga joxe une caution ñu libéré la procédure bi continue ñu jugé ko ni kii deful dara c'est arrivé à notre frère Mbaye Dione maire de Ngoundiane bi ñu ko arrêté dañu déposer une caution ñu dem enquête ba ci biir ñu blanchir ko net gis ni deful dara ñu bàyyi ko mu dem gis nga un homme politique ragalul kaso xam nga lu mu ragal jugement wu opinion bi yow gis nga ci Sénégal ay nit yoo nga xam jàpp nañ leen bàyyi leen terewul ba léegi sénégalais jàpp nañ ni ñoo def am feneen nga koy jaarale donc loolu mooy benn mais bu loolu weesoo am na lu ma xam ci collectivité locale parce que nekk naa élu local ñaar fukki at ak ñeent nekk conseil municipal nekk conseil régional nekk adjoint au maire yàlla baaxee ma aussi ba code des collectivités locales bañ koy def jamono yooya sous-titré nekk ministre de la décentralisation ma nekkoon ci gënu nekk xale ci biir diggante Dabi Diagne Mamadou Diop Mbaye Jacques Diop doyen Mamadou Sène Mbengue ainsi de suite ñuy bind texte boobu de sorte que am na ci lu bari loo xam naa ko loolu tax ma ni ci biir nomenclature budgétaire maire yi amul fonds politique amul ci kenn mënu ko ci génne am na nag ci biir cabinet du maire lu ñuy tuddee secours aux indigents kon bu fekkee ni nit ñëw na bëgg a jël secours aux indigents maanaam dimbal li ñu dimbali néew doole yi nga bëgg a tuddee fonds politique du lu nekk. mooy li ñuy wax caisse d'avance bi. li ñuy wax caisse d'avance amul donc caisse d'avance am na mais fonds politique amul ci collectivité locale donc ak lu ci nit bunti wax. njuumte am na ci rëq-rëq am na ci. maintenant njuumte boo amee rëq-rëq am aussi je pense que am na nu ñu ko mën a régler li tax ma ne nag ñun dañu mel ni da nga seet baag doo xam lan la ñu bëgg ñun dañoo wax ni ku yor alalu réew mi ak ku mu mënti doon ak foo mënti féete na nga ko leeral loolu la ñu bu ñu leeralee ñu ni pourquoi ñuy leeral pourquoi diw pourquoi pas diw da ngay dégg sax ay nit di wax ni période bi c'est pas opportun mais. nit koo nga xam dañ la dénk ak ku mënti doon nag lay wax nay président nay ministre nay premier ministre ñu jàpp ne li ñu la dénk war nañ ko càmbar je pense que amul période. d'accord moom woon nañ ko ngir ñu gën ko lëj bat ci le fond du dossier le vendredi comme ni nga ko waxee mais sànq aussi ci sa wax da nga ne nit bu doon luubal di nga xool beneen façon booy luubale du dul li nga xam ne moom lañ ko tuumaal est-ce que ça signifie que sa xel dafa teey ci tuuma yi ngàll ci ndodam. non wax naa la ni li tax ma wax la loolu
budget mairie Dakar du benn milliard du ñaari milliard du ñetti milliard bari na ay jàppatuma chiffre bi mais bari na ay milliards yu bari la donc su dee da nga nekk maire depuis je pense 2009 ba fi ñu toog di wax bu dee da nga bëgg a luubal. yan moo war a taasu nan la ñu war a taasoo fan la ñu war a taasoo yan moment la ñu war a taasu suñu invité mu ngi reetaan waaye ci kanam tuuti rek di ngeen xam ne xorom la ci biir couple yi ki ñu ci àndal moom mooy suñu coach Kira heure bu baax bi nag jot na sur la Sen TV li ci xew nag ak wala li ñu koy tijjee moom mooy bàyyi ajaratu Ndeye Astou Gueye rek mu ànd ak El Hadj Ndiaye Doss daal di yaatal li nga xamante ne moom mooy actualité bi ci biir Sen Show. ajaratu kàddu gàngoog. jërëjëf Salma monsieur le ministre Mbacké Ndiaye jàmm ci Sen Show. lan nga xalaat ci coow li nga xam ne moo lëmbee Sénégal jamono ji jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko teg ko mandat de dépôt maire de Dakar Khalifa Sall. waaw jërëjëf Adja coow loolu day li ma ci wax mooy d'abord métti lu ko trop parce que d'abord man yàlla daf ma bind ni jàmm laa bëgg moom lay wax moom lay dox muy benn. ñaareel ba Khalifa di sama xarit moom mooy depuis 25 ans ou 30 ans ñuy ànd. ma am lu ma xam ci moom bien que doomu aadama nag neexul xam mais xëy na am na tuuti loo nga xam ne xam naa ko ci moom ñetteel ba ñun ñi nga xam dañu nekk ci langue politique damay wax toujours nañu moytu suñu bopp parce que li dal France ba wutul mu dal ñu maanaam ku ci nekk ñu tuumaal la ku nekk jiiñ sa morom jiiñante ba nga xam ne finalement dañ naan kan moo baax kan moo baaxul kan moo jub kan moo jubu ji bu dee ni ku nekk ci langue gi ni ñëli baaxuñu boo nekk ci langue li ñëli baaxuñu musiba lay jóg donc loolu ci bu ma ko jëlee ci problème bi ci boppam loolu laa ci gis maintenant problème bi am heureusement d'ailleurs damay rafetlu sama xel di dal bi ma déggee ñu ni ma Khalifa juge bi convoqué na ko àjjuma pour entendre ko dans le fond may am yaakaar di ñaan ni bis boobu buñ ci yeggee xëy na tuuma yi dina mën a wàññeeku ba lu mu gàtt-gàtt mu mën a am une liberté provisoire mais boo seetee mbir bi ci biir ñun ci suñu bopp ñun Sénégalais yi dafa mel ni da ngay toog ba yàgg nga ne lan la ñu bëgg doo ko xam parce que ñi lay wax lii tey bu subaa ñoo lay wax na lii man ci li ma gëm man mooy Khalifa Sall weesu na fu muy jëlee alalu askan di ko def ci poosam loolu laa gëm mën naa juum nag. lu tax waaw li ma xam ci moom ñaareel ba ma gis ni budget bi mu yore di ko gérer ku ko yor boo bëggee luubal